yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de
woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di lundi le 3 janvier 2022 ñu ànd mbégte ak cawarte machallah bu rëy di dellu si fii ci Nouvel An bi di fas yéene faram-fàcce les faits saillants de l'actualité nationale ak internationale di fas yéene revisiter incha allah xew-xew yoo xamante ne xew na fi tout au long de l'année di njëkk sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne may nañu ñu fekke beneen at ci calendrier grégorien bi ndax bokkul ñun ci sunu at ci jullit yàlla buur bi nga xamante ne at mi jële na fi ku ne kilifa yu bari doole kilifa yu amoon tànk ci réew mi ci ndogalu réew mi ak ci réew mi ni muy doxee mu jële leen fi te defaluñu ko dara li tax mu bàyyi ñu fi ñu di ko sant bu baax a baax a baax a baax tey sàkku ñëpp ñi nga xamante ne jële na leen fi teg ko ci sañ-sañam ndax ku ci nekk am na app bu mu la fiy bàyyil yal na leen yërëm ñoom ñëpp ci xeet wu nu mën a bokk ndax àdduna bi yëpp la boole dajale jaamam fu mu mën a nekk rek moom moo am dogal ci moom muy ku ñuul muy ku weex muy ku am couleur foncé ku njool wala ku gàtt moo xam aussi làkk bu muy làkk donc moom sunu borom ñu ngi koy màggal di ko sant ginnaaw bi mu maye ñun ñu fekk ko fekk fi at mu bees mi tey ñaan mu bàyyi ñu fi ba ci kanam ndax ñu mën a tuub sunuy bàkkaar ndax ñu mën a jaamu yàlla ndax ñu mën a ñaanal ñi ñu jiitu yàlla nañu ko defal ko ñëpp ñoo xamante ne ay auditeurs lañu di ñuy déglu may gërëm tous mes collaborateurs ñi nga xamante ne dinañuy déglu di ñu ñaanal te mosuñu ñoo woo ñi nga xam ne dañuy déglu di ñu woo di ñu ñaanal ñu koy dégg ñi nga xamante ne dañuy toppatoo sunu programme di wut lu ñu ciy dugal lu positif di gërëm aussi sama collaborateur immédiat yi damay bañ dugg ti lum tey moom du ma lim kenn waaye xam nañu seen bopp te yéen it xam ngeen leen ndax damay fàtte te amul kenn koo xamante ne da nga ci tuut ñoom ñëpp tolloo nañu niveau boo xam ne ku ci nekk fi nga féete yaa ngi def loo xamante ne kenn mënul la koo fay donc ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ñiy bàyyi seen temps bu waxtu wi jotee ñu taal seen rajo di ñu déglu te ëpp ñu leen xam-xam waaw ñiy jël seeni alal di ko def ci ñun di ñu jàppale wala seen matériel wala seen lépp rek ñëpp ñi ñuy jàppale ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen aussi baalu àq bu baax a baax a baax a baax di ko baalu sunu mbokk yi ndax mën ngaa teew fenn fekk ñun wax nañu loo xamante ne nit ñi rafetlu wuñu ko
ñu wax loo xamante ne yow dina la naqari ñun ñoo leen ameel àq donc ñu ngi jégglu suñu mbokk yu ñu jege yëpp ñu bokkal ci deret comme ni ñu koy waxee yow yaay tànn sa xarit tànn sa jabar même bu fekkee ne dañu ne sëy bu ñu takk bu ne ca kaw aras lañu ko takkee yaay tànn sa jabar ci li ñu xam a priori waaye nag mbokk yàlla moo la koy tànnal donc sunu mbokk yëpp ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq di leen sant di leen gërëm at bii ñu génn nag xam naa journaux yi sax bind nañ ci lu bari waaye ci ñun li ñuy jàpp rek at mu doy waar la ndax feebar bi nga xamante ne am na ay questionnement yu bari yuñ ci mën a soulever ndax ba mu xewee dañoo tëj frontière yépp nit ñi di ko jiiñante mu rey ñu bari ci pays occidentaux yi ñu tëj frontière yépp dem na ba léegi kaa yi gën naa takkarnaase na mu tàmbalee woon waaye teewul ñu bàyyi porte yi mu ubbeeku nit ñee ngi tukki di dem fu ne mu soulever ay questionnement yu bari pourquoi ñu tëjoon ko bi muy tàmbali tey mu yegg foo xamante ne niveau bu élevé te taxul ñu tëj ko ba pare sans compter variant delta beeg variant omicron bi ñëw ak yeneen variant yoo xam ne dina ñëw te kenn gisu ko mu soulever aussi yeneen questionnement sur le plan international pourquoi état yi doon tëj nit ñi tere leen génn forcer leen ñu toog ci seeni kër jàpp ci ay nit tëj ci sax ay kaso arrêté ci ay nit tey mu gën a bëri loolu yëpp defuñu ko am na nag ñu ne c'est parce que nit ñi dañoo vacciné wu que ni feebar bi mu ngi leen dina leen daaneel wala ñu am ko waaye du leen rey comme na mu doon reyee ku ci nekk am nga ci ay interprétation boo ciy def am ñu jàpp ne xëy na mu ngi rey ba léegi waaye coût économique bi la ñu attanatul moo tax ñu bàyyi ko noonu nangootuñoo publier dee yi dinañ publier daal kaa yi ñaata la yokku na waaye dee yi la ñu waxatul am na ci bëri ñu ci bind ay borom plume yu pointu yu ci bind di questionner est-ce que réellement nekkul ne dañuy jouer ak sunu liberté dañuy jouer ak sunu santé dañuy jouer ci bëgg ñoo codifier ndax am na ci ay lieux yoo xamante ne tey fi ñu nekk ci réew mi man surtout fi ma dëkk fii ci Californie bu match su basket amee sax wala une manifestation sportive wala culturelle wala politique soo wanewul ne vacciné wu nga doo fa dugg am na ay magasin yoo xam ne boo vacciné wul doo fa dugg tey am na ci réew mi te loolu lu ñu doon xeex la ne liberté nit ñi bu feebar bi tax ñu def ko politique yi ne loolu du mos a am waaye fu mu toll nii gis nañu ne am na ay manifestation yoo xam ne ay dajaloo nit soo wanewul ne vaccin nga doo fa dugg dem nañu ba gis ko ay nit di xeex ci biir avion ndax vacciné wu nga kii may bëgg a dendeel mu ne ko man sama carte ngi nii ne vacciné wu naa ma xool sa bos ndax yow ndax vacciné wu nga kooku ne ko awma droit di la répondre ci lenn mu taal ay histoire vacciné wu nga ba ñu wàcce ci avion mu wàcc pour xeex bu ñuy xeex ci biir avion def nañu ko ci ay train def nañu ko ci ay bus def nañu ko fu ne ba tax na nit ñi même bu ñu bëggee tukki boo vacciné wul boo moytul doo tukki te dañu doon wax ne boo defee test buy wani ne amuloo virus bi mën ngaa tukki ñu dem ba gën koo restreindre tey réew mi kenn xamatul fu ñu jëm te loolu yëpp c'est une continuité boo xamante ne ci biir 2022 bi incha allah lañ koy xam fan la ñu jëm loolu yëpp yu am njariñ la loo xamante ne commencement bi ci biir 2021 bi la tàmbale mën nañu sax ci biir 2020 la mbir mi tàmbale di progresser
progressivement ñu ngi gis ne liberté nit ñi ak obligé nit ñi ñu vacciné wu moom doon na loo xamante ne ci la ñu jëm mooy obliger les citoyens du monde à avoir un passeport sanitaire bu ñu moytuwul ci loolu la ñu jëm ndax buñ ko tàmbalee réew mu nekk di ko def bu yàggee day mujj doon une obligation comme ni nit nga xam ne mënatuñu koo may muy tukki te amul passeport loolu la ñu yaakaar ne ci la ñu jëm un passeport sanitaire pour s'assurer que ni nit ñëpp amuñu ay feebar te li ci jaaxal nit ñi mooy feebar yi di wàlle am na yeneen yu ko gën a graaw yoo xamante ne le tourisme sexuel da koy joxe te yooyu duñu ko seet yi nga xamante ne feebar yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ëppale te di tukki ñoom fu leen neex ci citoyen yu leen neex feebar yi jóge ci mbirum góor jigéen bari na am na ci sax yoo xam ne dañu koo gisagul wala nanguwuñ koo publier gis nañu ko parce que nee nañu am na ay centaines de milliers de feebar yu ñuy découvrir waaye day am ay comité scientifique yoo xam ne dañu war a toog ba d'accord ne lii variant tel feebar la ñu jël ko sax boole ko ci catégorie boobu alors que sunu borom wàcc na ak ñun de lu mu ñu tere ku ko def rek dana am lu ciy jóge yaa koy gis wala doo ko gis comme ni ñu demee ba gis ne le soleil ak étoiles yi ni ko alxuraan waxee woon ne day yàgg rek waaye day fay maanaam day fay monde bi nekk ci benn période glaciale bu doy waar boo xamante ne dund dootu fi mën a ti nekk xanaa loolu mooy tukki àddina bi yàlla di wax rek monde bi dafa am fin te ñoom dañoo jàppoon ci ay at yu bari que ni monde bi du mos a jeex ndax boobu jàpp nañu nit ñaa ngi dund nit ñaa ngi jur nit ñaa ngi gën a wér nit ñaa ngi gën a gudd fan waaw donc feebar yi am na ci ay feebar yoo xamante ne mu ngi daw ci ñun te gisuñu ko parce que bu doon feebar yëpp cerné nañu leen trouvé nañu benn remède kon nit ñi duñu bari hôpital waaye malgré la bonne santé bi ñuy wone miin bu rafet bi ñuy wone watu sikkim yeeg ñuulal karaw yeeg teewul am na leneen loo xam ne dañuy galgal ndax yàlla li mu wax moom du jaas Omicron bii rek su waa Afrique du Sud amul woon ay laboratoire yu sophistiqué maa ngi ko fiy waxtaan ne Afrique du Sud dañ ko bëggoon a isoler parce que dafa découvrir variant bi tudd Omicron ñu bëgg koo ban defal ko benn ne dootuñu tukkeeti alors que ñoom li ñu def rek mooy découvrir ko ñeneen ñi buñ leen bàyyi woon mën na continuer di dal ay nit di leen rey te ñoom duñu ko gis mais comme que ñoom ci mbirum virus dañu cee mos a liggéey ndax seen dëkk virus bu ñuy wax VIH sida dafa terroriser seeni population pendant des décennies ñoom ñu yore ay laboratoire yu sophistiqué yoo xamante ne bis bu nekk ñu ngi liggéey ci mbirum virus moo tax ñu gis ko ni ñu ko gisee matagul ñetti weer noonu la amee yeneeni feebar yoo xam ne am na xëy na gis nañu ko waaye ñoom occidentaux yi bu ñu gisee ay feebar dafa am ay comité scientifique yu ñu koy dugal di ko waxtaane yii naan ndax jar naa génne ndax jarul a génne waa lii nañ ko boole ci catégorie bële nañu continuer def ay recherche ci moom non bu ñu ko siiwal nañu ko nëbb ba seen journal médical yi duñ ko génne dañuy bàyyi ay nit ci kump waaw yooyu yëpp am na parce que politique bi fépp la nekk léegi nag ñun mën nañoo dem ba defe ne lépp la ñu ñuy wax mais am na des informations yoo xam ne ça ne se communique pas dañ koy bàyyi ci kump waaw parce que am na ci yenn yoo xamante ne sax am na ñu jàpp ne dañu ko war a orienter ci yenn dëkk
parce que ñooñu dañoo war a wàññeeku ne bu leen feebar bi dalee rek garaawul bu ko defee ñoom mu xaw leen a wàññi yooyu yëpp ay politique la yoo xamante ne dafa xew ci diggante nation yi am nañu ci bind ay livre di wax ne beneen guerre bii di am guerru bactérie la ñii ne guerru virus parce que am na xeet boo xamante ne bu leen bactérie yooyu commencé rey wala mu leen di daaneel du jëm kaw dañ leen di bàyyi mu exterminer leen waaw loolu am na moo tax état yi nga xam ne dañoo muus dañuy liggéey toujours ci développer ay stratégie yoo xamante ne bu loolu xewee ñoom ñu mën a épargner seen peuple ñun peuple d'Afrique nag bokkuñu ci ndax ñun ci biir xeex bi jëluñu ci position ñun dañuy bàyyi rek ñu ñuy valser d'un côté à l'autre di ñu snobé ndax dañoo bëgg a bari te menace lañu fu ñu dugg rek dañ ñuy xàmmee moo tax kenn sawarul ci di ñu défendre kaso monde bi dëkk boo dem te wuute ak ñun kaso yoo ci dem ñun ñoo fay ëpp te pourtant nous sommes une minorité dans ces pays-là boo demee ci tribunaux yi ñun ñoo fay ëpp problème di fa jaabante ñun ñooy tax métier avocat am xaalis partout dans le monde nag laa lay wax nii li ma lay wax nii da ngay dem def recherche nga gis li ma la wax foo dem am na ay comité yoo xamante ne dañuy xeex les droits de l'homme waaye ñi ñuy gën a xeexal mooy ñi am couleur bu foncé bi ñooy tax juge yi am xaalis ñooy xam avocat de défense am xaalis ñoo am tribunaux yi xaalis ba ci réew mii ñu nekk boo demee ci tribunaux yi boo defoon statistique ñaata nit ñoo ci am problème ak loi nit ñu ñuul ñi lay doon proportion bu mag te ay minorité la ñuy doon ci dëkk yooyu léegi nag doo bàyyi ba mu dal la ngay doog a xam ne existe na parce que ñu bëri ci ñun noonu la ñu koy jàppee mooy le malheur n'arrive qu'aux autres ba musiba bi dal ñu moo xam feebar la moo xam racisme la parce que képp koo xamante ne dañuy wax racisme rek ñoom bu ñu amee rapport bu baax ak tubaab rek nee nañu amuñu problème waaye mari ak tubaab sauvé wu la ci dundu racisme organisé par l'État léegi nag mbirum feebar yi nga xamante ne jug na ndax man dama ciy gëstu lu bari damay jël sama temps di ci jàng damay jël sama temps di ci gëstu di dugg ci ay région ni nga xamante ne boo defee échantillon ay mbir ca Afrique de l'Ouest ñun ñëpp ñu bokk caractéristique yooyu noonu nga ko mën a defee biir Amérique du Nord ndax dañoo séparer l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud nee nañ ci États-Unis la yam bu ñu nee Amérique du Nord rek léegi mooy Amérique ak Canada ñeneen ñi ci des ñoom c'est de la merde comme ni ko Donald Trump waxee waaw noonu ngay mën a defee tamit ay jàngat gis ne waa Europe de l'Ouest lu bëri ñoo ko bokk waa Europe de l'Est lu bëri ñoo ko bokk waaye réew yooyu yëpp boo ci dem lépp lu dal nit ku ñuul rek ñoom seen yoon newu ci moo tax amoon na fi ay virus yu fi xewoon ci ay jamono ay at waaye siiwul ay Ebola ak xeeti yi ni demee variant bu bëri génnoon na ci Ebola tudd yeneen i tur waaye siiwul kenn waxu ko moom moo lay indi ci ne bu ñu demee ba nga xamante ne Covid bii génn na te feebar boo xamante ne yàgg na de yàgg na découvrir nañ ko bu yàgg nekk ko ci laboratoire yi mais comme que dafa dal un géant ñu koy woowee la Chine faaw mu siiw mais le géant africain moom lu leen dal moom dañ leen di isoler bàyyi leen ñu jeex feebar bi da ko wane te loolu ci jàngat bi la war a bokk ci mbirum géopolitique nag laay wax gaa dañu defe ne bu may waxtaan Sénégal rek laay yem am na yoo xamante ne jàng naa ko xam naa ko def naa ci ay recherche xam naa ko su ma nekkoon ci université bu ma ko bindee rapport bi joxe ko tamit dañu koy jël ndax ñi di nekk ci université yi di def ay recherche technique yi ñuy jaar pour def ay recherche xam nañu ko mën nañu ko
danoo officialiser wul nag ne fa la ñu bokk mais ay recherche yu professeur di jël la de wax dëgg yàlla même bu ñu tee jël 1% danañu ko ci jël waaw moo tax loolu ci jàngat bi la bokk ñun daloon nañu waaye kenn siiwalu ko ñoom dal na benn géant siiwal nañu ko géant boo mu dal dafa dem ba wàll yeneen géant yi ñu siiwal ko jublu ci nag ci luy sauver nit ñi waaye bu ñu dalee ñun lu similaire dañuy gëmm noppi moo tax affaire Afrique du Sud bi mu jógee ñu tëj seeni buntu defe ne Afrique lay yam comme ça mu yam fa jeexal leen waaye bu mu fi jógee ci phase préparatoire rek la ñuy toll phase discours oh kii Afrique la nekk comme ni ñu ko doon defee rek ci yeneen feebar yi nga xamante ne exclusivement Afrique lañ ko gisee mu xewoon fa traversé wul fenn boobu dañ ko doon contrôler waaw boo bëggee wut visa ñu yónnee leen ci say médecins yi ñu teel koo détecté buñ ko ci gisee duñu la may waaye ñoom bu ñuy ñëw sunu réew yi mën nañoo ànd dem def ay formalité rek ñëw am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ba sunu frontières yi ñu leen koy doog a tamponner seen séjour kenn du leen sonal ci dara loolu feeñ na ci parparloo bi entre les pays riches ak les pays pauvres waaw loolu feeñ na ci mbir mi waaw feeñ na ci bi ñu demee ba nga xamante ne vaccin bi daf ci am yenn yoo xam ne ñoom seeni dëkk bëgguñu ko ndax dafa am ñoo vaccin yoo xamante ne gars yi dañ ko doon pikiroo bi ñuy doog a tàmbali mu leen di indil ay blood clot dañuy wax blood clot mooy deret bi dootul circuler da koy bloqué am ay AVC ñi infarctus lu ne am na fi te teewul yooyu dañ koo jël biñ ko piqûreté ñu yore ci ay yurul jeex dañ ko yónnee Afrique waaw defar ci ay vaccin yoo xam ne dañu naan lii exclusivement Afrique rek lañ koy utiliser pourquoi affaire température la ñu lay wax mais ay nit lañu ay nit lañu te boo demee Afrique di nga fa fekk espace bu glacial comme ni nga fa fekk espace bu tàng jër ak espace boo xamante ne ci jour bi lay varier tàng sedd ngelaw ci jour bi waaw boo ñëwee tey ci Californie am na area yoo xamante ne boo fa demee mook Afrique ñoo nuroo ci tàngaay wala ci ngelaw waaw léegi nag pourquoi ñu ne dañuy defar benn ba pare demantere wuñu dara ne la bii moom Afrique rek la jëm ay questionnement la yu nu mën a laaj suñu bopp léegi nag état yi comme que ñoom dem nañu ba gis ni dañoo yore ay département bactériologique yoo xamante ne ak yuy liggéey ci mbirum virus nee nañu denc nañu ay xeetu virus yoo xamante ne bu ay réew doon xeex dañ koy infiltrer ci réew moomu rek gars yi commencé di wàllante di feebar dañ ci joué nañ ci ay film sax parce que film yi des fois c'est des informations yu ñu gis def ko comme mu nekk ay film fictif fiction noonu lañ koy wooyee ay film fiction mais en fait c'est pour véhiculer un message parce que am na ci film yi moom ngay utiliser pour wane li nga yore ci armement li nga yore ci technique d'espionnage li nga yore ci technique éliminer ton ennemi ni nga yore ci ay technique infiltrer ton ennemi yooyu la ñu ciy wane ci film yooyu nga xam ne moom la ñuy defar Hollywood aay na ci lool ñu yore ay information yu sensible mais bëgg koo won monde bi daanaka am na yu bëri yoo xamante ne livre scientifique yi dañu koo publier te fekk ci film lañu ko njëkk a wonee balaa muy siiw seen mbirum GPS yi ngay gis ni armée yi utiliser nañ ko bu yàgg bala ñu la koy defal yow sa téléphone léegi nag bu ñu la ko defalee sa téléphone xamal ne yor nañuy beneen bu gën a sophistiqué ndax ñoom bi ñu utiliser nañu internet ay année avant ñu koy officialiser
nit ñi di sànni seen satellite di ko amal seen bopp. armée yi utiliser nañ ko ay année armée occidentale yi internet gii léegi nag sa téléphone lañ la koy defal mu tuuti dinañ la defal internet ci device bu gën a ndaw alors que bañ koy tàmbali ci ay néeg lañ ko daan def néeg sax doyul woon dañ daan jël bâtiment entier di dugal fii ay processeur di ko seddal di defar ay chambre froide pour seddal machine yi internet noonu la meloon ci maanaam ci ay département la ñu ko doon def bu ci nekk ak fi ñu koy def di brancher ay ngandi fil fi machine bi di dawee ak fi nga xamante ne fa ngay gisee écran bi bokkuñu sax fi néeg bi ñu nekk léegi dañuy dem ba defal la ko ci benn device boo xam ne boo ko ngëbee du feeñ moo lay wan ne lu nu la wan rek am na lu ko raw espionnage bi gars yi di dugal seen téléphone di enregistrer nit ñi yor nañ lu ko raw donc buñ nee la ñu ngi déglu ñëpp rek na nga ko gëm waaw buñ nee la ñu ngi déglu ñëpp rek nanu ko gëm ndegam yow la ñuy jox benn nit ñu jox la ay 10 terabytes nga siy denc li la neex nga xam ne toute une vie mën nga ko denc ci sa téléphone wala ci benn disque dur externe astafurlah disque dur externe nga denc fa toute une vie sa doom juddu 2000 nga koy wan ay photom ak ay vidéom ba mu am 21 ans nga xam ne loolu suñ la ko mayee yow mais imaginez ñoom les moyens colossaux yi ñu yore lan la ñu mën a def yore ay ambassades dans toutes les nations di def espionnage ni mu leen neexee mën a yore ay information réew ak politique ak seen politique ni muy yokkee di dem changement yi ñu am yëpp visionnaire bi jiite woon réew mi ni mu ko doon doxalee xuloo yee xeex yi yëpp ñoom ñu dajale ko yore ko ci yow ñooñu bu ñu la bëggee manipuler day yomb te ba tey yeewoo gunu ñun ñu ngi nekk ci ère boo xamante ne ba tey dañuy seet ay leader naka lañ leen di éliminer ñoom ñuy seet ay leader naka la ñuy juboowee ngir liggéey année bi nag doon benn année boo xamante ne ay scandale yu dul jeex xew na fi ay marche interdite ay kilifa diine yu génn di wax ci doxini réew mi ni muy doxee te rafetlu wuñu ko waaye kenn faalewu leen ay violence ay dem ba génne ne il y a plus de 400 divorces par jour au Sénégal nga xam ne loolu yëpp ay traumatisme la loolu yëpp ci année bi la xewee ay nit ñu rey seeni jëkkër ay dëkkandoo yu rayante ay niveau élevé de la prostitution boo xamante ne kenn xamul nu mu toll ci li ñu yore ci ay prostituées yu ñu jàpp ñu yore carte ak ñu yorul carte mu doon année de scandale boo xam ne façon scandale bu ne am na fi waaw ay scandale yoo xamante ne mbirum sàcc la mbirum faux billet loolu yëpp ci année bi la jàll mbirum faux billet ñu jàpp ay nit yuy jël loo xamante ne crime yi gën a rëy ci àdduna boobu ci la bokk muy li nga xam ne moo gën a gaaw ngir faagaagal réew France bi mu bëggee yàqal De Gaulle bi mu bëggee yàqal Sékou Touré faux billet la ko dugalal ci réewam ñu am scandale yu dem noonu te tey ñooñu tey ñu ngi def campagne di am ñu ñuy jàppale pour que ñooñu doon ay maire ci ay gox ñu am fii ay scandale sur le plan politique nga xam ne personne n'est victime ay nit yu ñu jiiñ li ñu leen jiiñ ñu jàpp ne na président bi daan faagaagalee ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu ci noonu la jëm ci ñoom mu créé ay violence ak ay dee ci sunu réew mi te ba tey dossier boobu vidéo wuñu ko te mu ngi jëm ci at ndax nañu xam ni balaa événement mars bi di am ñaari weer moo ci des mars am na 10 mois événement mars yi am na 10 mois tey
waaye taqalanteeg jiiñante bi am na at waaye dossier boobu dem nañu ba yaakaar ne dafa bokk ci dossier yi nga xamante ne moom la président bi wax ne am na ñoo xamante ne buñ leen jiiñee dara bu leen loxo laalee réew mi tàkk kon ñooñu kenn du leen laal yooyu yëpp ci événement yi la bokk waaw ba am nañu yaakaar ne day nekk un dossier négocié comme ni ñu négocier ay dossier yoo xamante ne ca jamono ay nit tëjoon nañ leen fi kaso ñuy wax protocole de Rebeuss ak ay protocole de Qatar ak ay protocole yoo xam ne yu dul jeex pour wane ne politique dafa nekk une classe exceptionnelle boo xamante ne ku ci bokk ci catégorie boobu loo def ci njombe dara du la ci fekk moo tax ñuy wax ci sàcc yi nga xam ne moom la ñu sàcc ci trésor bi OFNAC di def ay rapport di jox gouvernement bi waaye ñu jël kuddu teg ko ci parce que président bi nee na dossier lourd yi moom moo ciy teg kuddam waaye jabar ji nee na dossier yu lourd yi moom moo koy gérer moom mooy gérer dossier yu lourd yi ñoo tax yaakaar nañu ne day doon ay dossier sans suite mu doon année de violence boo xamante ne nit ñi dañ leen di fekk ci seen biir kër yi commerçant yi nekkatuñu en sécurité di leen cambrioler te police jàppagul kenn jàpp nañu ne ñi ñuy jàpp ñëpp ay baadoo lañu ay victime lañu ñoom ci ween wàllu bopp victime de la pauvreté ndax bu fekkoon ne da ngay li ñuy wane ne ñoom la ñu jàpp kon da nga naan phénomène bi day arrêté waaye phénomène bi tey la waalo gën a aay violence boo xamante ne sénégalais yi ñoo koy defante ci seen biir ay naqaral nante ba mujj gi dañuy dem ci Facebook bi di saagante ay nday léegi saagante nday ci biir Facebook bi dafa devenir monnaie courante sosalaate bi dafa devenir monnaie courante espionné wante bi nga xamante ne gouvernement yi ñoo ko daan def léegi sénégalais yi ñoo koy defante seen biir ku nekk am nga sa ennemi virtuel ci biir réseaux sociaux yi booy suivre te doo ko mos a wax jaajëf siisante bi soxorante bi yàqalante bi sosalante bi aussi surtout koo dégg turam muy jëm kaw nga créer ko un dossier scandaleux pour que mu bokk ci ñi ñuy xeeb yooyu Macky Sall li may wax ni Macky Sall waroon na ko boole ci discours bi man bu ma doon déglu ñooñu leen di bindal man dinaa leen wax yoo xamante ne bu ñu ko waxee rek wàccoog sénégalais yi parce que loolu la ñu war a tere sénégalais yi perte de temps la manque de protection bi ñu defal Sénégal sunu enquêteurs yi gën a mag du ñu leen jox ay dossiers yu lourd yu ñuy def enquête pour la sécurité nationale mais kan moo saaga président bi ana kan moo lëmbe internet bi ana kan moo doon def li Assane Diouf di def ñu jël secteur bu dul jeex def ci ay nit ñu ci enquête boo dugalee photo ñu sauvé ko di xool naka ngay soppeekoo lan ngay wax tey di ko denc di la dencal dossier alors que sécurité nationale bi moo gënoon nekk en jeu waaw sécurité nation bi moo waroon nekk en jeu mu nekk année boo xamante ne Facebook lëmbe na réew yëpp yàq diggante nit ñëpp ñi waroon a ànd nekk benn ñoo mujj doon ay ennemi xoolal ñii di animé ci Facebook bi ku ci nekk yaa ngi yore sa groupe ennemi ñii ànd ak président bi am lu ñu bëgg ñii contre gouvernement bi am lu ñu bëgg ndax gouvernement bi moo def moom ba mu toogee dafa seet ñi gënoon a virulent ci réseaux sociaux yi ñu jël leen tey teg leen def leen ay DG jox leen ay secteurs yoo xam ne ñoom ñoo koy gérer jox leen maanaam banaana ñuy lekk léegi nag ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biti ñoom it dañoo bëgg am ci loolu moo motiver ñëpp moo tax ma ne ñi défendre gouvernement bi dañoo bëgg lu nu am ndax dañu ne comme que ñi contrôle gouvernement bi am nañu dara kon ñun nañu défendre gouvernement bi ba am dara ndax am nañu doon défendre gouvernement bi ñoom it ñu ngi lekk ñu ngi leen ci teg ay secteurs yu am njariñ ñoom Abou Abel Thiam ñoom Yakham Mbaye moom ci ñu virulent la bokkoon mais dafa devenir léegi ci ñi nga xamante ne ñoom
ñooy défendre ñoom Abdou Latif Coulibaly kenn déggatu leen ñoom Souleymane Jules Chopin anañu ñoom Abdou Aziz Diop bu M23 ak ñeneen ñii ñu def leen ay conseillers ñii ñu ne leen jox nañ leen rang de ministre pour ñu noppi loolu yëpp day doon ay motivation yoo xamante ne ñi nekk ci biti ñoom it bëgg nañu ko bëgg nañu cee bokk ci vague boobu moo tax réseaux sociaux bi doon loo xamante ne dafa gën a diviser sénégalais yi gën leen a jaxase waaw maintenant le sénégalais est devenu l'ennemi du sénégalais mu doon année boo xamante ne aussi li mu ci am ay faits divers tey ba tey fi may wax yow yi soo yeewoo suba nga dugg ci site internet yi soo gisulee détournement li ëpp ci li ngay gis mooy ay agression rey nañu nit tey rek bi ma ubbee maa ngi gis ñu ne un diplomate russe dépouillé au plateau waaw ay nit yoo xam ne dañ leen di retrouver mort tey la ñu wax benn ndaw soo xamante ne maanaam son ex la ébouillante maanaam tàngal ndox ba mu tàng parce que nee na da koo bàyyi dem ci keneen ginnaaw bu mu ko ëmbalee mu këpp ko ndox mu tàng te ginnaaw boobu ndaw si sant Mbàkke rayoon jëkkëram ci mbirum wujju mu nga moom dossier am ci 2021 bi la ñu ko vidé maanaam le Sénégalais est devenu tellement violent ay drame rek ngay gis ay drame moom ngay gis suba ak ngoon te loolu yëpp dafa dugg ci faillite boo xamante ne gouvernement bi daf ko faillir ci mbirum cadre gérer le cadre de vie des Sénégalais wax naa ci waxtaan semaine passée ne loolu rek moo ñu différencier ak Occident la gestion du cadre de vie affaire u miss yi génn fi ay miss yu bëri wax ci chantage sexuel bi ñuy def sunu xale yu jigéen ñi ay góor jigéen ay pédophile di ko organiser am nañ ci ñu dund mënatuñu seeni bopp dara am na ci ñu dee dem bàyyi fi phénomène boobu ñu encadré ko nee nañu di dajale ñi gën a rafet ci sunu jigéen ñi di leen jox ay diplomate di leen jox ay borom xaalis ñuy def un tourisme sexuel ci sunu biir réew mi ke moo gisoo réew mi sunu bàyyi woon xale yu jigéen ñi bu ñu leen bàyyi woon ñuy wax mais kon réew mi tàkk ak a néew ci góor ñi nemee taxaw ne jigéen bu ma xamal na ko wax man de ci ñooñu laa bokk man waaw ku ma xamalee yëfu caaxaan rek may naa la nga génn wax ko waaye na nga jiital sa aqulaayu taalaa de na nga gëm yàlla te jiital sa aqulaayu taala bu ñu bàyyi woon jigéen ñi wax ak xale yi li ñu leen di def ci biir kër yi ak ñi leen di organiser di leen macro buñ ko waxoon ci biir réew mi nga xamante ne kon réew mi tàkk affaire yu miss yi ñëw ñu jël ay miss di wax ne dañoo ëmb te xamuñu ku leen ëmbal am ñu naan leen ku la ëmbal yaa ko tey ndax munoo ñëw ne ëmb te xaw ma ko parce que nit ñi sax mën nañoo ëmb xam li leen ëmbal mais xamuñu fan la ñu jaar ba ëmb ndax li ñëpp di def ba ëmbuñu xëy na ñoom sàggan nañu fenn ñu ne la xamuma fu ma jaar ba ëmb doon année boo xamante ne aussi gis ngeen changement boo xamante ne sur le plan africain am na mooy France bu bëggoon a duma benn réew day wàcc Niger wala mu wàcc Burkina Faso dawal ay char de combat wam ak ay hélicoptère am accompagner leen ba dëkk bi ñu bëgg a duma ñëw biir Afrique duma la ba nga ne waa lii ñu takkaat seeni bagage dellu ca réew ma jël seeni aéroport yóbbu mu am benn changement boo xamante ne mu ngi am ndax li ñu leen wan ca kaaya yàq seeni bagage yàq seeni ay oto dañu mujj ñoom di tirer di rey ay nit te pourtant jëmul kaw de rey nañ fa ñu bari waa France seen armée bi rey nañ fa ñu bari te Burkina Faso ak Niger waaye kenn du ci wax journaux yi daanaka dañ cee gëmm seeni bët man information bi li ma ci jot yëpp ci Facebook bi laa ko gisee ñu témoigner
ñi témoin photo ko dugal ko seeni profil journaux yi waroon koo reprendre génne ko génne wuñu ko doo ko gis fenn te rey nañ fa ñu bari léegi nag ci année bi aussi am na ay frustration yu bari yoo xamante ne dafa lié ak zappé boo xamante ne gouvernement bi dafa décider tey mooy chefu gouvernement bi ki nga xam ne mooy ndey ji mbill gi muy Macky Sall moo jël échiquier bi teg ko ku ci nekk mu teg classement am ne kii moom daa amal njariñ politique bi ma war a def donc kii la ñuy classé fële ñeneen ñi nga xamante ne ñoo doon ànd ak ñoom te di leen politigal yaakaar ne ñoo ci nekk ñëpp ñu zappé leen ñu ne leen yow doo doon candidat coalition bi yow demal fële indi ñu bees ci négociation yu ñu def entre ci mbirum mburoog soow mi ñu jël ñu bees dugal leen ñoom ñi nga xamante ne tey ñoo bokk ci mburoom soow mi te démb ñu doon saaga tey ñoo doon ay géwél yoo xamante ne ñoom ñooy défendre le président ku mel ni Yankhoba Diattara nga xam ne lu nekk yàq na ko gouvernement Macky Sall moom ak chefam Idrissa Seck ci loolu la am ñu génn ci seeni parti politique ñu mel ni Déthié Fall dem doon di dem solo ci mbirum politique bi Abdourahmane ak ku mel ni docteur Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñu siwul ñoom Tahirou Sarr bu réew mi nag laay wax ñëpp doon ay yëngatu ci wàllu politique te bu ci nekk rek mënoon nañ cee jàngat ay jàngat yu dul jeex mbirum diabète bi ni mu yéegee ci kaw mbiru emprisonnement bi ci sunu réew mi ñan la ñuy choisir ñan la ñuy emprisonné ak ñun jul emprisonné ñan la ñuy poursuivre ak ñun jul poursuivre mbirum divorce yi ci réew mi ni mu demee crescendo mbirum politique malsaine bi ñuy def ci sunu réew mi ànd ak ñàkk jom ak ñàkk fayda mbirum insécurité bi dem ca kaw kenn xamul fu mu toll sans oublier mbirum suicide bi ndax un dentiste un docteur moo rey ay doomam reyaale boppam toutes ces frustrations yoo xamante ne boo ko dee jàngat rek sur le plan social nga koy jàngate loyer bi ni mu yéegee ci kaw amuñu corps de contrôle bu koy def te gouvernement bi dimbaliwul ñii di tabax seeni kër ne dañuy def loyer ñu ne leen da ngeen koy wàcce par force yooyu yëpp ay mbir la ñu nu mën a waxtaane mbirum pédophilie bi mbirum góor jigéen yi ñu ne sunu réew mi dañuy autoriser ay góor ñuy wëngalu di juuti seeni moroomi góor sëriñ si amuñu doole pour wax ci benn organisme bu ndaw la ñuy dem di signer ay këyit quoi di signer te ñoom li leen ñor mu jëm ci wàllu màggal wala gàmmu du ñu yónni kenn muy signer ñoom ñooy génn wax lan moo leen teree génn ñu wax ñu ne benn organise aar jikko yi la ñuy dem waa ji dem naan gis nga lii sëriñ diw moo signé lii sëriñ diw moo signé lii te sëriñ diw saa yu bisu maamam jotee mu laaj télé bi ak rajo yu sew yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak site internet yu nekk ci réew mi mu wax ci li jëm ci mbirum maamam li nga xamante ne mooy tax mu dund li nga xamante ne mooy tax mu dawal oto bu rafet li nga xamante ne mooy tax bu toogee ci kaw nit ñi toog ci suuf lii tax ku mu yónni nga daw féex te bu la sa baay yónnee nga ne ko maa ngi ñëw liggéey bee ma jàpp lii tax ku mu laaj sa xaalis nga jox ko lii tax lu mu bëgg a tabax du yàgg gouvernement sax mënu ko ndax day lebi lii tax nit ñi di joxe seen ñaq tey espérer ne bu ëllëgee danañu leen fay lii tax seeni doom yi di gën sunu doom lii tax ñoom fu leen neex ñu dugg ci réew mi ñu jox leen ay cër loolu bu jotee duñu signé ay këyit de dañuy woote gars yi ñëw ñoom ñu wax li leen yitteel pourquoi defuñu ko ci mbirum góor jigéen yi pourquoi defuñu ko ci mbirum chômage bu accentué bi pourquoi bu ñu jàppee politicien rek la ñuy négocier pour que ñu génne ko te bu ñu jàppee seen taalibe yi nga xamante ne xëy na doonuñu ay milliardaire duñ ko yëgal seen yaram pourquoi
ñooñu bu ñu nekkee am ci ay problème yónnee pour gis leen ñoom ndax ñu intervenir ñuy am problème pour gis leen pourquoi politicien bi gën a saay-saay naankatu sàngara pédophile góor jigéen tojekati man yi bu ñu ñëwee ñoom du ñu yàgg seen kër yi gis leen moo lay won ne am na lu ñu nas ca kaw dañu ñuy nax rek waaye nag loolu bokkul dara ak ñi sos yoon woowu ñooñu ñu sell lañu ñi ñuy nax ñoo bokk ak ñun ay jamono ñooy protéger seeni doom bàyyi ñu ñun ndax bu doon njub moom la ñuy jiital kon am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci réew mi ñooñu duñu leen sax nangoo gis ndeysaan parce que ay saay-saay lañu ñu baax ñi noonu lañ daan doxaleel waaye ñii fi ne ñu ëpp ci ñoom day na waar de moo tax assemblée nationale am sañ-sañ ñu ne ñooñu ñëpp signé nañ këyit gi ñu fas yéene koo jël sànni ko ca mbalit ya sànni ko ca sëk ya sànni ko ca sën ya duñ ko sax xool bu ñu amoon ci ñoom considération noonu la duñu ko defee noonu waaye comme que dañoo xam ne ñoom amuñu ful la ngir jël micro ak télé waxee ko ni nga xamante ne seeni bis bu jotee noonu la ñu koy waxee ñu xam ne kon lii intéressé wu leen xam nga communication dafa am code dem leen ngeen jàngi ko ngeen koy dem jàngi la communication ça s'apprend l'interprétation de la communication ça s'apprend il y a des non-dits il y a des hic qu'il faut deviner ce que cela veut dire il y a des expressions non verbales il y a des comportements faciaux yoo xam ne boo xoolee nit ki ngay xam ndax ma ngay wax dëgg wala waxu ko ni muy noyyee sax da nga koy interpréter boo dégluwoon këram ni muy battre sax da nga koy interpréter boo xoolee ay bëtam da nga koy gis da nga koy interpréter ni mu toogee da nga koy interpréter wax jee ci mujj de wax ji moo ci mujj ndax wax bala muy génn ci làmmiñ bët day wax toog ni ngay toogee wax ni ngay noyyee wax li ngay xalaat wax ba noppi làmmiñ bi doog koo génne xam nañu ne lii yitteewu leen dañuy nandite moo tax assemblée nationale jël ko sànni moo tax mu jël ko sànni dañu koy jël sànni kenn du ko adopté ndax xam nañ ne intéressé wul kilifa diine yi ni génne ay dossier ñëw taxaw ci kanamu télé naan la diw moo signé lii signé lu tax mu koy signé moom bu maamam ayee du signé protocole yónni la day jël micro wax comme que nag waxu ci mooy ça veut dire que ne yitteelu ko loolooy dëgg nag maa ko wax moo loolooy dëgg xam nga réew mi dañoo catégoriser ñoo xamante ne waruñoo wax daal am ñoo xam ne ñoom ñoo sañ a wax waaw te ñi sañ a wax yëpp sañu ñu wax de dañ leen a may ñu wax ñun nag dañoo bëggoon ñu nuy may ñu wax waaye du nu may ñu wax parce que nee nañu ay musiba la ñuy wax ñun nee nañ ñun ay musiba la ñuy wax waaw ñun li ñuy wax amul teggin te loolooy dëgg kat yàlla dëgg rek moom dëgg gi léegi nag dëgg gi buñ ko déggee liñ ci waroon def rek mooy seet naka lañ koy interpréter mu jariñ réew mi bu dee dañoo juum sax bu dee dañoo juum ñu jàng ci ndax ci juum mën nga cee jàng ci juum mën nga cee jàng léegi nag président bi ñëw na ci 31 décembre bi laal yi nga xamante ne moo ko ci intéressé yépp yi nga xam ne day dugg ci mbirum promesse yi mu wax ci yi nga xamante ne mooy mbirum faux billets yi mooy mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko moo yi jëm ci mbirum politiciens yi nga xamante ne jàpp nañu leen ñuy def ay fabrication de faux billets doon ci ay milliardaires jaaykatu yamba yeeg ak jaaykatu drogue dure yi nga xam ne doomu milliardaires yi ñoo accès ci drogue dure boobu ba na nga nekkoon ca biir mamel ba am ñu ci faatu ñu ne arrêté nañ leen te léegi ngeen dégg leen ñu ne dem nañu France insécurité bi nga xamante ne sénégalais la ñuy rendi bis bu nekk ay étranger yu dëkkul ci réew mi def ko yooyu yëpp président bi waxu ci chômage bu rëy bi waxu ci
mbirum éducation bi nga xamante ne malgré ñi lay wax ne damaa am ay master kenn waxu la ci li mu jàng ndax mokkal na ko ay professeur yuy grève tout le temps président bi waxu ci sunu pétrole bi nga xamante ne ay miettes lañu ciy am ak conséquences yu désastreuses yi muy def ci dëkkukaay yi jege waxu ci hôpitaux yi ñu war a tabax yu dul jeex pour nit ñi mën a faju waxuñu ci li leen intéressé loo xamante ne mbirum digaate la ci loolu la ñu wax mbirum Miss Sénégal yi nga xamante ne ku ne tudd nañ la ci président bi waxu ci waaw mbirum classement bi mu def sax nga xam ne tas na réew mi président bi nee na du ci wax ak yeneen yu dul jeex ay procès yoo xamante ne day am parce que politicien la ñu koy reporter rek pour mu génn ci zone rouge bi parce que dafa am benn zone rouge boo xamante ne politiciens yi ñoo ko moom bu dee naree faagaagal ay politiciens rek dañ koy di ko move ba mu génn zone rouge mbirum passeport diplomatique yi Biaye ak Sall waxu ci mënoon na cee wax mbirum yaana maar yi sax di luyante ay passeport di tukki waroon na cee wax parce que ñooñu duñu ay n'importe qui mënoon na cee wax yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne moom mais nag ni ñuy defee classement la ñuy choisir yan la ñu war a wax ak yan la ñu warut a wax te yéema lim yëpp yu jaroon a wax la waroon na wax ci mbirum moment bi nga xamante ne réew mi mu ngi yëngatu ñuy wax mbirum réhabilité Karim Wade ak Khalifa Sall te loolu ci moom la jóge jaar ci ñi nga xamante ne ñoo jug naan ay imam lañu naan pour pacifier le monde politique te du dara lu dul jubóole politiciens yi ñu ñuy gën a jiitu di jaar suñu kaw mu ne de mu ngi xalaat ci réflexion yoon yu ñuy réhabilité Karim Wade te ma jàngat ko ne leen du lenn lu dul seet naka la ñuy wàññee doole Ousmane Sonko waxoon naa leen ko fi Sonko phénomène la boo xam ne yàllaa ko andi moom it buy def yëfu continuer di def yëfu con yi muy def bu continuer yëfu con yi muy def di defe ne mooy l'homme présidentiel ci suuf la jëm comme ñeneen niñ fi jaaroon rek affaire politique du ay affaire tante du ay affaire def tànn kan laay àndal ki ma neex laay àndal du yooyu de yooyu yëfu con la parce que yooyu fi lañ ko fekk depuis temps Lamine Gueye ak Senghor lañ ko fi fekkee ni da ngay muus pour ta survie politique bañ a yàkkamti yooyu président bi waroon na cee wax te waxu ci mbirum Lamine Diack mii nga xamante ne bàyyi nañ ko ci loxo Occident yi ñu di ko rey à petit feu ba bi mu leen man leer na ma ni leeroon na leen ni du dund juróom benn weer xam nga tamit gis nga mbirum science dafa garaaw de gaay dafa garaaw dafa am ay nit ñoo xamante ne dinañu feebar boo xamante ne dañ leen di seet dañuy gis ne kii juróom benn weer yi du ko dund ñooñ la ñuy yóbbu ci hospice yi da ngeen dem ngeen xool définition hospice mën na nekk benn lieu boo xamante ne hôpital la wala clinique waaye ñu ngi fay entraîner koo xamante ne li ko dese ci dundam mënuta weesu 6 mois foofu lañ koy yóbbu comme ça muy dee ndànk-ndànk maanaam mu dee dignement ñu koy jox ay garabu médicament yu lourd muy nelaw nekk dans un petit coma di yeewu di nelaw ñu koy raxas di ko fomp ba day xëy benn suur rek dee mais tubaab yi bu ñu demee ba xam loolu mën nañu xool nit xam ne kañ lay dee yenn yi mënut a doon ay coïncidence loolu yëpp science da koy wone ñu ne la diw 6 mois yi du ko génn te yooyu yëpp président bi waroon na cee wax tubaab yi téye Lamine Diack téye ko lu mat juróomi at xëy benn jour rek ngeen defe ne baaxee nañu noonu ne ko acca demal Sénégal mu dem Sénégal 6 mois mu dee dañ doon bañ mu dee ci loxoom te loolu yëpp ay discours la yoo xamante ne bi enquête Lamine Diack bi jugee wax nañu ne alal ji ñu koy jiiñ nee na moom ci wàllu boppam moo wax nit ñi dégg ko ndax audio yi gis ngeen ko te tribunal de Paris la doon xewee mu ne
alal bi yenn yi dama cee financer opposition pour créer le changement au Sénégal kooku bu génnee àdduna ay quelques semaines avant la fin de l'année président bi buy def discours war a wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa réewam mbir yooyu war na ko leeral ndegam waa ji génn na àdduna léegi yàlla na ko yàlla yërëm bu ñu tolloo ci niveau boobu nag président bi nag nee na war na léegi kumpa war nañu déclassifier document boobu pour que mu leeral nit ñi te président bi waxu ci ak yeneen gars yi su ma fi toogoon léegi mën naa fee toog di fi wax ñaari waxtu te duma jeexal ndax dossiers yi dañoo bari may jéggalu képp koo xamante ne dégg nga fi lu la neexul di leen jox kàddu gi bu fekkee ne am nañu ci bëgg a yokk dara Siri Bouya mu ngi ci kii bi gars yi nag gàtt te saf xam naa ne année bi mënuñu ko revisiter kiiwal ko waaye mën nañ ko jeexal ci semaine bi ma déglu la rapidement. waaw salaamaaleykum sëñ Diawar maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs ak auditrices yëpp. ñu ngi lay fay. et puis di leen baalu àq di leen baal àq si at bu bees bi di ñaan yàlla dafa ci xéewal. amiin. ku nekk li sa mëbët yàlla rek yàlla defal. amiin te mu nekk lu baax te mu gën si yow. amiin. lu gënal si yow yàlla na ko yàlla soppi mu nekk lu gën. amiin yaa rabbal aalamiin mën na ko yàlla na ko yàlla def bi jaay na Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. waaw bon dañuy wax rek bon si politique bu Sénégal bi moom. man Ndiawar est-ce que xam nga woon benn affaire. man discours à la nation man dama ko déglu de. waaw dee ko déglu nag. non parce que xam nga lu tax Ndiawar. depuis que man ma xàmmee ba léegi. discours yi dama gisul si lan la changé sama dund. comprendre parce que tamit bon di wax rek nit ñëpp taal seen 20 heures ñu taal seen télé xaw di xaar lan lay wax te des fois sax yow lu muy wax sax yaa gën a xam nga yow des fois génn nga fi ay points yoo xam ne waroon na ko waxu ko. tu vois nit ñi li ñu bëggoon man de li ma doon xaar si ay discours président mooy que mu fekk mu annoncé ñu loo xam ne ñun xamuñu ko woon. mooy lan d'ici 1 mois dinañ recruter tant de jeunes wala dinañ yokk salaire yi wala dinañ wàññi dund gi wala yu demee noonu. wan su fekkee wax pour wax rek naan ñu ay def nañ li wala liñ bëgg a def. loolu moom saa yi moom tojul fenn quoi man loolu wax dëgg yàlla man c'est pas la peine parce que tamit soo xoolee télé yi. di nga comprendre seen débat yi parce que man keroog dama seetaan benn débat bon dama si romb nii rek vite dama ree bu bëgg a dee. ndeysaan. gis Yankhoba Diattara ak Abdourahmane Diouf bokk benn plateau télé. ku nekk di opposé sa morom te ñoom ñaar en 2019 ñoo bokkoon benn candidat bu ñuy jàppale. wallaay. non mais je te dis ma ne non image. ma ne nag li gars yi wax naan Macky génie politique la nag wax dëgg yàlla nag génie politique la quoi. su Abdourahmane Diouf mu ne toog ak Yankhoba Diattara. ñuy weddi wante. ñoom ñaar en 2019 ñoo doon xeex pour Macky Sall jóge fi. léegi tey kenn ki di défendre Macky Sall bekk ongle. keneen ki di dal ci non mais je dis écoute on est où. moo tax nag dafa def kan Ndiawar liggéey bi. di ngeen kon ne di wax parce que liggéey bi dafa def ñun génnaguñ ci quoi. franchement te puis nekk guñ ci yoon bu tax ñu ciy génn. yoon bu tax ñu ciy génn mooy que il faut que ñu am ay leaders yoo xam ne dañuy fàtte seen bopp fàtte seen i ego. wallaay. te ñu xam ni liggéey du da ngay affaire bi day yeewu rek nekk. dañuy posé ay actes yoo xam ne ñi la siy jàppale di nga am ñu mel ni yow continuer si affaire yi dem ba Abdoulaye Wade 26 ans xaw ma 27 ans la nekk opposition soog a nekk président. léegi nag ku foog ni yow da ngay opposé wu 1 an rek wala 2 ans war a nekk président yaa ngi nax sa bopp. su boobaa mooy nees bi du jàpp. il faut que ñu am patience ne garaawul dee leen ñu nax rek wante su yàlla defee ba affaire bi jàpp moom. ouragan bi su ñëwee ñu nekk foofu yëpp lay fël. wante tant que ñu ngi jàpp ne rek dañu war a fexe rek kooku nekk aux commandes. loolu mooy waral suñu nekk aux commandes li gars yi doon def ci fera pire parce que doo maîtriser doo am xel bu dal boo ko mën a defee doo am xam-xam bu dal léegi nag finalement ñi fi nit ñi dàqoon ñoom dafay indiwaat. xam nga tey soo xoolee Macky Sall ñi fi waa Sénégal dàqoon waa PDS ñu nekkaat si wetam. ñoom Oumar Sarr.
ñoom Samuel Sarr ñëpp ñoo xam ne tey ay ñoom Serigne Mbacké Ndiaye imagine koo xam ne naroon na taal dëkk bi en 2012 di bëgg prononcer ay résultats yoo xam ne ay yu faux la tey kooku tey moo nekkaat si wetu président Macky Sall naan da koy jàppale koo nga foog ni gëm na li muy wax lu dul dépense këram rek la bëgg assuré donc daal yàlla nañu yàlla dimbali daal amiin yaa rabbal alamin ba ñu am ñoo xam ne ñu am clairvoyance di bëgg rek Sénégal rek tax leen jóg te dara raxu ci su boobaa dinañ am liñ bëgg mais tant que loolu amul moom gisaguma suñu ëllëg ngeen jéggal ma nag jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf Ahmadou wala Abdou Khadir waaw Ndiawar waaw na nga def sax joxal Ahmadou acca waaw maa ngi nuyu sénégalais yi ñu ngi lay fay waaw ak sénégalais yi maa ngi lay nuyu Ndiawar ak di nuyu Abdou Khadir ak di nuyu Sidi Bouya waaw at mii nag li nga xam ne daal moom la ñuy ñaan at mu bees mi suñu réew mi nekk ci jàmm koom-koom am fi démocratie am fi Sénégal ñu dund bu baax ndax buñ bëggee man nan ko waaw bu loolu wee Ndiawar analyste politique bi wax na ci lu bari wax na ci coronavirus delta oméga alpha beta léegi omicron la waaw feebar bi épicentre bi Europe la jóge ñu wëlbati carte gi jiiñ ko Afrique du Sud te li ma ci xaw a jaaxal Europe day doo dégg mukk ñu ne la am na variant ñeneen ñi kay ñooy am variant parce que dara changé wut ci àdduna bi te loolu gisa nañ ko ci la grippe bi fi amoon ci 2009 ñu wëngal carte gi ne la grippe aviaire mexicaine ñu naqar loolu ñu dindi loolu rebolot mbir mi stratégie géopolitique la maanaam c'est une affaire d'une gouvernance mondiale à demi-mot parce que dañ koy crypter parce que damay faral di wax ne de toute façon ceux qui gouvernent le monde véritablement ne sont pas ceux que l'on croit en réalité parce que ñi gouvernent monde bi xam nañ leen ce sont les lobbies financiers internationaux ak seeni banque ak seeni laboratoire loolu moo fi am parce que affaire bi yàgg nañ koo préparé feebar yi yàgg naa bari ci àdduna bi waaye daanaka feebar yépp lañu jàng am na feebar bu fi amoon ci 1918 ñu doon ko wax la grippe espagnole parce que à chaque situation exceptionnelle ñu indi beneen affaire parce que comme àdduna bi dara changé wu fi sida bi indi nañ ko fi 1981 ba nëga ni amagut vaccin et à quelle fin et pourquoi paludisme bi bari na waaw tuberculose bari na musuma fenn ñu naan variant tuberculose dégguma fenn ñu naan variant la varicelle variole waaw kon xanaa kon mbir mi am na lu ci nekk parce que feebar boo xam ne buñ la piqûroo autant de piqûres du tax nga wér du tax nga mucc nañu da lay aar xam nga mbir mi buñ ko seetloo ba seetlu ko chantage la permanent de pression et d'oppression c'est un outil boo xam ne destiné à renforcer financièrement les laboratoires c'est ça la vérité amul leneen amu fi parce que c'est pas rationnel parce que mbir mi man day wax dëgg yàlla dara bettuma ci parce que nag am naa ci sama grille de lecture te mënumaa wax lépp parce que temps bi permettre ma ko mais li wóor mooy leen ko wax feeñ parce que ci 2019 lan moo xewoon ci 2019 Donald Trump du dafa déclarer la guerre à la Chine waaw comme par hasard élection am États-Unis ci novembre
ci depuis janvier 2020 mbir mi am ñu ne Chine la kan la est-ce que États-Unis la est-ce que Chine la est-ce que ñeneen la waaw loo ci seet mi ngi ci parce que mbir mi affaire xaalis dong la leneen nekku ci waaw parce que mbir mi ay tappale la te lépp nga ci maanaam sax le problème c'est que c'est la gouvernance mondiale parce que dañoo bëgg a contrôler nit ñi de restreindre les libertés fondamentales à travers les smartphones c'est ça la vérité parce que intelligence artificielle la te Chine moo ko commencé woon fii ci Europe dañoo wax ne loolu du fi am commencé nañ ko voilà parce que dañoo teg nit ñi ay jouer voilà le problème les bactéries la wala virus loolu ci seet mi ngi ci parce que man mbir mi man jaaxal na ma lu tax toujours Afrique toujours maanaam ñooñu la ñuy jiiñ li leen di jiiñ feebar kay normalement su amee ci épicentre bi moom la ñu war a gis variant yi mais léegi ñu bëgg a wëlbati carte gi ne Afrique du Sud la boo liggéey ñu ne Mozambique la wala boo liggéey feneen la waaye ñoom doo dégg mukk ñoom ñu ne looloo la parce que yàlla dafa yore calendrier ñoom ñu yore seen calendrier te calendrier yàlla moo jiitu ci lépp voilà le problème léegi LGBT bi da cee bokk te LGBT yi ci Sénégal stratégie la ak lépp ci Macron yeeg alpha bêta gamma yépp benn la waaw kan moo jiite Sénégal depuis 9 ans kuy Macky Sall parce que loolu dafa may servir de tremplin du Macky Sall moom ci boppam biñ koy fal ci campagne électorale ak tambour battant kan la recevoir seefu LGBT yi ci Sénégal mu gratifié leen ko lan la de kooku lan la defal Sénégal te du man rek maa ko wax ñëpp xam nañ ko jàngkat yi nekk ci Sénégal yëpp xam nañ ko waaw ñoom Cheikh Omar Diagne wax nañ ci loolu mooy dëgg ndaw c'est ça la vérité loolu maanaam loolu Macky Sall ci wax mais li gën a garaaw ci Sénégal tey jii Njawar nee nga voilà discours Macky Sall biaisé évidemment man discours Macky Sall pour man amul njariñ parce que mooy ndey mbil ay kàddoom amul njariñ lu mu wax weddi ko mbetteel dana ci am ci local yi c'est ça parce que Macky Sall mooy bind scénario bi amul te du changer tey du changer ëllëg malheureusement nag mu on commence bien mais on finit mal rebolo léegi xam nañ ne évidemment Macky Sall dàq na poste de premier ministre léegi tappale na léegi mi ngi def ay manœuvres confiscatoires à la démocratie le fichier électoral lëndëm kurus voilà les décisions sont déjà pipées yàgg naa koo wax rebolo tey parce que li may wax lu leer la waaw du man maa ko bind Seybani Sougou dafa am ay données informatiques sur le fichier électoral te man li ma gëm mooy comme ni ma ko daan wax toujours Macky Sall gagne toujours à tous les coups dana fexe ba tappale waaye nag day jàll comme une lettre à la poste waaw léegi simulacre d'élection locale et manipulation du fichier électoral ci Matam net de ko bandu Seybani moo ko bind te du waxal lu mu bind c'est que en réalité dëgg la waaw parce que Macky Sall lu mu gën a def nit ñi naan non bàyyi leen ko opposition bi moom Macky ñoo daa def opposition bi gouverne woon dara c'est Macky qui gouverne par la tyrannie voilà di ger di sàcc di tëj kaso di ubbi waaw di bàyyi ñii di faral ñii di def ay discours maléfiques yoo xam ne amul benn njariñ ci Sénégal waaw fichier électoral bi dafa lëndëm kurus dafa gonflé maanaam la population électorale ci Matam nga xam ne Matam moo jël coupe bi Matam sax moo ëppale ay électeurs ci Kaolack li kenn mus koo gis Ndawal. jërëjëf Ahmadou. voilà parce que mbir mi man de li ma gëm mooy malheureusement kenn mënut a wax lépp parce que temps bi permettre wuñ ko. man de développé ko sa émission rek. man damay laaj ay sujet rek. voilà léegi daal damay laaj rek lépp xajul ci l'info autrement. noteel rek parce que sénégalais yi bëgg nañoo xam sa gis-gis. donc lépp lu ñu fi soulever amuloo chance wax ko. noté ko rek man boo ma dee déglu de dama lay jox sax ay sujet yooyu waxtaan. léegi daal loolu moo ci nekk. kon wasalaam xam naa kon. ma voilà ñu jox kàddu keneen. voilà donc jërëjëf Ahmadou Abdou Khader. waaw. Diop Ndiawar. waaw yaa ngi Sénégal ba léegi. leen ziar maa ngi Sénégal ba léegi. ndeysaan.
Sénégal ñu ngi fii di jàmm. jot nga say bagage Air Sénégal. waaw jot naa samay bagage 12 jours après. 12 jours après ndeysaan. 12 jours après. ndeysaan 12 jours après daal laa ko jot. mais comme li may wax rek des fois après man je pensais que nag actuellement dama yaakaar ne Air Sénégal rek mais le même jour où je quitté Louga doon jëli bagage yi am na ku ma bokk koo xam ne dañoo daje même chose même Air Portugal. da ko noonu la def moom mu def na 10 jours pour jot ay bagages am te benn bi sax ñëwul. je ne sais pas xaw ma nag lu tax ñuy def yooyu instant bi. mbaa sàcc ñu si dara rek. waaw man moom par 2 kilos rek la perte mais comme que bagages yi si nekkoon c'était ay bagages personnels. waaw waaw mënu ma woon a xam lu ñu si jël quoi ndax dama ko doon dugal noonu rek par kii mais par 2 kilos rek ndax bu nekk 2 kilos moo si manqué après aw ma jot boobu ndax dama sonnoon ci nekk foofu réclamation dañ lay tardé nga 15 jours. gis ma si woon daal loo xam ne garaaw na quoi. wallaay waaw wax dëgg yàlla comme nga mi ngi noonu daal. Sénégal daal di profité ci occasion bi Njawar. di leen souhaiter une bonne et heureuse année que at bii di ñu dugg nii nekk at boo xam ne nag wax dëgg yàlla. suñuy coono ak suñuy métti day gën a wàññeeku. te ñu ñaan ko yàlla mën na ko. di ñaanal ñëpp daal mu nekk atum xéewal ba nga xamee ne coono yi daal. xam nañ ne du mën a jeex waaye na gën a wàññeeku ci Sénégalais yi ak fépp pour mën a nekk ci àdduna ñu nekk extérieur nekk année boo xamee ne wax dëgg yàlla ñëpp leen ci gis seen bopp ñaanal waa réew ma moom wax dëgg yàlla li fi xew tànn yi nga xam ne lépp lañ yokk lépp prix année nga dugg ci at mu bees boo xam ne lépp lañ yokk te bu ñuy yokk duñ tàggoo dañuy jékki-jékki rek ne prix yi yokk na ñu jékki-jékki yokk moo fi bëri te Sénégalais yi man kenn mënu leen a comprendre bu ñu nee réew mi doxul ba pare barki démb bi ma demee ci Youssou Ndour ji wax dëgg yàlla la ma fa fekk ci doomu aadama na mu feesee ak fu nekk ñu jóge ko te ku gën a tuuti ñaari junni la fay mu fees dell ba amul fu nit ñi di nekk ci mbedd yi ñu ne réew mi doxul man des fois damay wax ne nit ñi daal dama yaakaar ne dafa am nu ñuy loxo see xaalis si xaw ma da leen ko jaralul rek dafa am lu leen ko jaral ak lu leen ko jaralul waaw man seen jooy yi daal am na fu ñu koy def daal di jooy fii di yàqate fële loolu amul sens daal damay wax tout le temps rek il faut que ñu jéem a xam léegi lan mooy priorité yi ak lan nañ leen nit ñi gën a góorgóorlu ñu gën see développé mais bu nekkee rek ci njëgu saako ceeb nga jënd ba ngay dem ci Youssou Ndour ba njëgu saako ceeb te nee nañ ceeb bi daa seer non c'est ba pare après yaa koy jooy ay miisu mburu après d'une semaine moom la ñu jëndee billet te léegi bu subaa quelques heures am na ñoo xam ne du ndékki lu leer laa la wax am na ñoo xam ne dañuy dem foofu te amuñu lu ñu ndékkee suba waaw daf moom bëri na si ndax man li may wax nii xëy na am naa paas bu ma demee mais boo xoolee tey nga xool ñu fay ëpp boo leen di calculer am na ñu bëri xëy na danoo taqale ba dem te duñ calculer seeni kii daal wax dëgg yàlla def daal ñu at bi daal mu nekk at boo xam ne daal dañuy jéem a trouver ay solution di apporter ay solution di indi loo xamee ne suñ njiit yi di ñu déglu liñ leen di wax fii yëpp di leen ko teg seen der yi ñu koy déglu di fi am lu ñu fiy jàngat pour jàppale ko askan bi ñuy xalaat positivement ci liñ leen di wax fii ci rajo bi ndax dañ ma bëgg ñuy dégloo rajo bi ak xel pas di ko déglu parce que ñii dañuy contre li ñuy wax arrangé wu ñu koy déglu di si jàngat daal pour askanu Sénégal man fee am lu mu si jariñoo ndax fii liñ fiy wax lépp muy Amadou Diop muy kum si mën a doon da nga dem nga naan ñii dañoo contre mais fekk na ku lay ji rek da lay yokk da laa war a yokk jom nga jégg ci fi muy waxee te bañ koo jàpp na leen daal ñuy da suñu njiit yi daal di ñuy déglu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te loolu daal xam naa daal bëggoon naa daal souhaiter Ramadiane mu dellu si waat wax dëgg yàlla man moom dama koy namm lool di ko ñaanal jàmm ak wér gu yaram daal mu dellu si amiin comme que maa ngi waaj ñëwaat daal wax dëgg yàlla incha allahu rabbi dem bu suba ma xoolee dem def test PCR yeeg yooyu xoolaat luy def après daal di ñaanal jàmm daal yàlla na seen jàmm yàgg
je souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde di participer di déglu rajo bi fépp ci àdduna bi ndax bi ma ñëwee fii maa ngi si doon dox lu bëri di ko jàllale di wax ak nit ñi pour affaire bi jàll wax dëgg yàlla xam naa ne man xam naa ne gars yi ñi ngi dem quoi relance laa ngi dem alhamdulilah jërëjëf yàlla na law daal loolu daal moo si kii daal promotion bi nañ siy góorgóorlu rek di ko jàllale fu ñu jëm wan ne rajo bi mi ngi fi nekk di waxal askan bi nekkuñu fi pour état du Sénégal nekkuñu fi pour les benn opposant dañ fee nekkal pour askanu Sénégal te loolu man je c'est le message fort que ñu war a envoyer bu état defee lu baax rajo bi ku fi ñëw dana ko dégg bu defee saafaan ba dana ko dégg opposant bu fi def saafaan ba dana ko dégg bu fi def lu baax dana ko dégg askanu Sénégal nag buñ defee lu baax it ñoom it ñu wax leen ko buñ fi nekkul ci dëgg ñu wax leen nekku leen ci dëgg loolu mooy rajo bi sunu kër te yàlla nañu yàlla sàmm daal suturaal daa bëggoon a dugal daal tey sama kii dama doon naa dugg damay dugg fan yi jërëjëf waaw di leen ñaanal jàmm jërëjëf di gërëm Ahmadou Diop ci jàngatam bu rafet ak Sidi Bouya di gërëm aussi Abdou Khader ak ñi ñu bind yëpp am na ñoo xamante ne ñoom bind bi rek la ñu dëkkee waaw wax nga dëgg lañ lay bindal ak wala di la yokk xel ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant képp koo xam ne nag dégg nga fi lu la neexul rek ñu ngi lay jéggalu di la baalu àq bu baax a baax a baax a baax amuñu xam-xam dañuy waxtaanee li ñu yaakaar ne am na njariñ rek du ñàkk nag ñuy juum bu ñu juumee ne ñu jéggal wala ñu ñëw jàngal ñu rek di leen souhaiter une bonne année 2022 yàlla nañu ko traverser en longueur ci jàmm ak ay xéewal jaamu yàlla gu ñu nangu yàlla musal ñu ci musiba ak balaak deegu ñaaw yàlla aar ñu sàmm njaboot gi saxal ñu ci diine te gën a dimbali Sénégal nag waaw ba mu bokk ci numéro 1 yi nga xamante ne moom lañ ko yéene kon mbokk yi loolu moo xarit waxtaan wi tey ñu jox leen daje bu suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée doomu Afrika mbër la